sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci conseil présidentiel bi ñu jagleel xëyum ndaw ñi te mu amoon démb député ki nekkoon député Cheikh Oumar Sy moom la muy ñàkk rafetlu mooy ñàkk jël kàddu ministre bi ñu dénk wàllum ndaw ñi naam mu nga fa woon sax te fësul mu jàpp ni ginnaaw njiitu réew mi moo ca waroon nekk loolee day nduru it xeetu beddi ci soxna yi laaj saa su nekk ñu leen di dugal ci li xew. liggéeykat yi nekkee fële ca Sogas di abattoir bi fi nekk mer bay futtu la ñuy naqarlu mooy anam yu métti ñiy liggéeyee ñu jàpp it ni lépp lu fay équipement ca bërëb boobule dafa yàgg faaw ñu indi ci ay joyanti joyin mooy sujet découverte bu journal bi tey ji la nekk ab village bu nekk fële ca Fatick ñu gis ni dal ñëwaat na fa ginnaaw fitna gu fa yeew woon ci diggante ay ndaw ak benn kilifa ba fa bay notable jàpp it ni jafe-jafe yooyee du lenn ci diggante ay nit ñu bokkul ay diine mu gis ni jullit ak chrétien ñu ngi dund ci jàmm ci village boobule di Diohine. reportage koor gi tey ji la ñu jagleel kook ay image yu am solo mu di ay ndaw chrétien yuy séddale ay ndogu fii ci Ndakaaru ñu bëri di ko rafetlu muy gën a dëgëral li ñuy duppee dialogue islamo-chrétien ci réew bu Sénégal. bés bi ñu jagleel àdduna wërngal këpp livre ak droit d'auteur tey ji la lañ koy màggal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril ministère bi ñu dénk wàllum cosaan ak aada jagleel association presse culturelle bu Sénégal lu takku ci ay livre kiy jiite association boobee ci boppam di dellu si waat ci solos liir ci ñi nga xam ne ñoo di ay taskatu xabaar laata ñuy tëj dinañu dalal docteur Doudou Sène moom mooy coordonnateur national bu programme national de lutte contre le paludisme muy programme bi ñu jagleel xeex sibiru loolee lépp tënk la mbokk yi ndes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi ab ndaje bu yaa ci njiitalu président de la république Macky Sall démb ñu jagleel ko xëyum ndaw ñi ab waxtaan ay weccante xalaat waaye nemmeeku gi mooy kii di ministre de la jeunesse moom daanaka jëlul kàddu loolee mooy xalaatu Cheikh Oumar Sy nekkoon député mu nekk lu mu naqarlu bu baax a baax mu jàpp it ni moom ministre de la jeunesse taxawaayu ñaari kon kilifa la am muy ci ndaw ñi daanaka ak ci jigéen ñi naam sax dénkuñu ko ministère boobule Cheikh Oumar Sy nekkoon ganub info du matin dañ koy déglu ci micro Chérif Dia. noonu na rafet ki nga xam ne tey ñu woote te ndaw ñi yëpp la ñu woo ñu ne jeunesse la ñuy woote que ministre de la jeunesse bi nga xam ne moo leen jiite ñu war ko boole ci waxtaan bi moom moo waroon dalal gan ñi ginnaaw président de la république ba mu toogee mais munoo jël conseil national de la jeunesse mi nga xam ne tey ci suufu tutelam nga nekk nga jox ko parole te jox ko nga xam ne tey mooy kilifa mooy ministère bi mais aussi jigéen la dégg nañ fi jigéen ñi li ñuy coow yëpp li ñuy kaas yëpp te à chaque fois dañ leen di exclure wala dañ leen di wàññi wala dañ leen di doyadal mais man dama jàpp ne dem ministre de la jeunesse bi dañ ko doyadal te loolu tamit rafetul moo tax jàpp naa ne erreur yu mel ni en terme d'ordre protocolaire dañ ko war a moytu. foog naa ne loo xam ne weesu nañu ba ñu waxtaan ba tënk ko nañ ko teg ci ginnaaw ñu jublu ci li jëm ci kanam waxtaan ak ndaw yi waxtaan ak xëyu ndaw yi mais moom fu mu toll nii bu nekkee loolu tamit bëgg na ko ci boole ci waxtaan bi président de la république dafa war a dem ci foyer religieux yi waxtaan ak ñoom sant leen gërëm leen ci seen taxawaay ci situation bi ba mu amee mais dolli di laaj seeni conseil ci wàllum xëyu jeunes ñu am xëy ba noppi te di wax lu leen metti muy ñëy xëyee fële ca abattoir yu Sénégal bokk ca Sogas la ñuy ñaawlu mooy anam ya ñuy liggéeyee foofule la ñu bëggit mooy jumtukaay ya fa nekk jàpp ni dafa màgget loolu ba tax na jot nañu soppi ko ñoom ñooy liggéey ca Sogas ak it ñu signé benn accord bu war a tax ba lañ leen di fay ñu yokk ko ñu doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi foofee ca Pikine ci teewaayu Ndongo Ka ak Asmalik Diop. liggéeykat yu abattoir yu Sénégal yi nag ni am nañu lu leen naqari te lépp nag mi ngi tukkee ci anam yu jéggi dayo te metti nag yi ñuy liggéeyee ñu ni bokk na ci matériel bu màgget bi am nag ci abattoir yi te kenn xamatul nag lu muy nduru. sunu jafe-jafe mooy liggéeykat yi ci conditions yu travail maanaam ci fi ñuy liggéey dafa metti prime bi ñuy am metti lu doy waar lu xeebu la beneen bi salaire yi ñu am ñoom mayu leen sax ñooy leen sax bu 15 jotee léeg-léeg sax da ngay fayeeku doo sawar a dem fayee ji ko te loolu doy waar la abattage clandestin dafay yàqal abattoir ñiy def clandestin mën nañu xañ nañ ci biir nañ fi ñëw ñu defaraat matériel defaraat abattoir ñuy liggéey mbir ñu teg ko ci yoon
ñoom yi la liggéeykat ni rafetlu wuñu nag taxawaayuk seeni ko direction générale ñu ne waa SOGAS waxtaan ak travailleurs yi defuñu ko nag farata ndax juróom-ñetti at mi ngi nii ñuy daw ci ginnaaw signature accord d'établissement. dialogue social bi ñuy waxtaan ak ñoom dañ cee tëgg benn protocole d'accord maanaam benn waynare boo xam ne dañ cee def lépp ñi ngi ci waxtaan ak ñoom nag nangoo gunuñu bu baax nangoo gunuñu lépp waaye nag ñi ngi bëre ak ñoom bëre bi nag mooy lenn ñun nee nan dinañ jàpp benn date boo xam ne bu ëllëgee ñu toog ak ñoom waxtaan ñoom lu ñu ci d'accord ñu signé ko lu ñu ci d'accord ñu xam nuñ koy kii ñun bëgguñu li kër gi yàqu comme nag bëgguñu kër gi yàqu nag ñoom nan ñu dégg niñ leen dégg nañ ñu dégg. gile xeex nag mel ni liggéeykatu SOGAS yi nag wéetuñu si ndax waa Union démocratique des travailleurs du Sénégal ñëw nañu ak si nag ngir dooleel leen. Sénégal convention yu bari 1957 boobu man mii juddooguma moom moo leen régir moom mooy wax nii lañ leen di fayee nii ngeen di avancer nangana mais gi nga gis ne convention yooyu moom xotteeku na ràpp léegi nag ñun li ñu bëggoon mooy ñu tëggaat convention yi mu bees tàq ba méngale koog jamono mais munoo liggéey di am bénéfice nga nekk fenn stagné wu pendant année yu bari munoo avancer mais boo waxee ñu la seen accord d'état seen convention la te convention bi dafa obsolète loolu moom mënatul ko dégg kooku nag ñi ngi lancé un appel solennel à l'état du Sénégal. ñoom liggéeykatu abattoir yi di fàttali tamit ministre de l'élevage ñu ne jot na nag ngir abattoir moderne ba ñu diggee woon sa Diamniadio ngir ñu daal di koy jëmmal. jërëjëf Ndongo Ka neexoo amatul ca aéroport bu Tambacounda diggante ka ko jiite ak ay liggéeykatam moom mi commandant délégué régional ba ca boppam sax dafa dem yoon kalaame benn ca agent yi ne dafa jël ay kàddu yu ñàkk war ma teg ko ci kawam ca beneen wàll wa it am na yeneen ñetti agent yu dem kalaame seenu njiit boobee yoon secrétaire général syndicat personnel aéroport du Sénégal di Djibril Sakho di ñaax directeur général bu ADS maanaam aéroport du Sénégal mu gestu seeni jafe-jafe yooyu laata yëf yi di jéggi dayoo Moussa Oumar Gueye ca diwaanu Tambacounda. ñu ni dañ ko jël baat yoo xam ne dañ ko teg ci ndoddal ki nga xam ne mooy commandant bu aéroport bu Tamba mu daal di jël plainte yóbbu ko ci procureur ci benn agent am bu muy joxar bi muy El Hadj Youssoufa Kane waaye itim ba tey mu am ñetti agent El Hadj Youssoufa Kane Mamadou Kanté ak kii di Alioune Marcel Fall ñoom itam ñu daal di bind seen plainte jëmale ko ci commandant bu aéroport bu Tambacounda fi mu nekk nii nag daal dinañ leen déglu ci brigade recherche gendarmerie bu nekk ci Tamba. bëgg yóbbu nit ñi ñu ngi demander directeur général bi mu jël ses responsabilités par rapport ak agissement wu délégué régional bu nekk bi Tambacounda. ba nu ñëwee créer suñu syndicat li ñu njëkk a wax mooy syndicat boo xam ne ci jàmm lay dox ci négociation ak ci concertation mooy suñu credo ñun loolu la ñuy doxee waaye nag ku ñu wokk daan la xuri. kii di commandant Mamadou Samb bu aéroport bu Tambacounda biñ ko fi affecté ak négéni si toll na te ci fukk ak juróomi weer ndaxte ci janvier 2020 la yegg si ci Tamba boobu ak négéni si nag daamar bi nga xam ni ñu ngi koy tudd ci wàllum plainte boobu daamar boobu ci biir dëkk bi ak foofu ci aéroport dégg gu ñu jot na def benn accident ñu mën a jàpp nag mooy sécurité muy kaaraanga ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo aéroport bu Tambacounda loolu nag ngir ñu am ka war na mën a am dal diggante agent yi nga xam ne ñoo nekk ci aéroport bi nga xam ne dafa lëkkale aérogare bi tour de contrôle bi service sapeur pompier yi techniciens yi ak service météorologique bi nga xam ni dafa gàlloo ci ANACIM li ci kanam raw li gët diggante plainte yi nga xam ni ñu ngay jàllaañoo ci kanamu procureur bi ñeel ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci aéroport bi nekk ci Tambacounda. Abdoulatif Cissé benn sëriñu daara la bu ngeen di fàttaliku benn at ci ginnaaw dañ ko tegoon daan yoon teg ko lu toll ci juróomi atu kaso yu mën a tëdd ak alamaan fukki million liñ koy tuumal mooy dafa dóor ñu ne benn ci ay ndongom ba mu jaaree fa ñàkk bakkenam mu Abibulaay Camara lay wuyoo ndongo daara boobule ñi nga xam ne ñoo di ay mbokk sëriñu daara dañoo dem dajale xaalis bu takku lu toll ci fukki million boobee ñu ko doon laaj ñu jox ko ngir mu jébbal ko njabootu xale boobule faatu Ibrahima Dramé moom moo yore kàddu maître coranique yooyu dañ koy déglu ci micro Thierno Fall. xam ngeen ni yoon tëraloon na juróomi at yoo xamante ni da ko war a tëdd ak 10 millions yoo xamante ni da ko waroon a joxe ba loolu amee te loolu dal ci kaw daara yëgal ko mbooleem waa Sénégal yëgal ko mbooleem soppe alxuraan sëñ daara yi tamit taxaw ci seen taxawaayu bopp soppe alxuraan yi fekk si leen si Sénégal gépp fekk si leen si kilifa yëpp fekk si leen si 10 millions yi nga xamante ne tamit moom lañ ko gàlloon yàlla dogal na jóge na ci njabootu Abdoulatif jóge na ci njabootu daara dem ci njabootu Abibulaay Camara loolu nag ñu ci sant yàlla bu baax ndax
dafa jóge ci njabootu daara dem ci njabootu daara ni nga xamante ni maanaam noonu lañu suñu borom dimbalee ba liñ ko tegoon ci wàllu alal mu féete na boor. Thierno Fall moo taataan kàddu yooyu la ca diwaan bu Louga dañuy dem fële ca Kolda foofee campagne njaayum gerte atum 2021 jàpp 2022 du am benn jafe-jafe rawatina ci wàllum ji dara du manqué loolee di ay kàddu yu jóge ci chef service régional agriculture ba ca Kolda mu doon amal benn visite de terrain ci yenn ci ay diwaan yu ñuy jëlee gerte yooyu la ak ji gi ci boppam moom kilifa gi di ci dolli ni ji yi ñuy séddale ji bu baax la. amul lu ko gën qualité Abdoulaye Diallo ca région bu Kolda. nekk ci waajtaay nawet bi ñu dëgmal looloo tax DRDR daal di amal ab tournée ngir nemmeeku béréb dencukaay jiw yi li mu fa fekk ci gerte ëpp na fukk ak ñeenti junniy tonu jiw mu ëpp fu li béykat yu Kolda soxla ci wàllu njiw gerte. waaw parce que li ma ko waxee woon sànq rek parce que am nañu xaw ma 12000 fukki junni ak ñaar tonnes yoo xam ne yi collecté nañ ko pour semence. ci fukki junni ak ñaar yooyu juróom benn junni lu teg presque juróom ñaari junni yi semence certifiée la leneen li juróomi junni yi ay semence écrémée la yooyu saytu nañ ko xool nañ ko te commande bi ñu def ci tonnage bi ma wax ko tonnage région bi parce que eggul ci xaaju lu ñu dajalee ca yile waajtaay bokkoon ci waa SEDAP ndagam ñoom seen liggéey mooy dajale ay njiw moo leen tax dajale ren lu ëpp ñaari junni tonu gerte yi. ñu ngi am ñaari junni tonnes ak juróom 2525 xaw ma loolu ñaata ci wolof mais on a 2525 tonnes bu ñu jëndee dans toute la région de Kolda yoo xam ne ay semences certifiées lañu yoo xam ne ay variétés yu bokkut parce que dañoo am ñeenti ak. juróom variété yoo xamante ne jiw gerte la ay xeetu gerte la variété bu ne dafa am nu muy meññee dafa am nu muy taxawee ci wàllu béykat bi ba booster rendement béykat. njiw yi tamit doon nañu ay njiw yu baax. production bi moom képp ku nekk dans la région de Kolda xam nga ne waxuma la sax gerte mais yeneen xeetu mbéy yépp macha allah am nañu ay rendement yu baax. bi ñu xaymaa li fi nekk yépp ci wàllu njiwu gerte ëpp na fukk ak ñeenti junniy tonu gerte mu doon ab njiw bi ñu fas yéene jébbal ñi ko yellool laata le 20 mai prochain ci kaddu ñi ñu dénk boobee fànn. ñu jàll ci wér-gi-yaram ak hôpital régional bu Kaolack jamono ji am nañ benn unité mobile maanaam benn mbir boo xamante ni mën nañ ko yëkkati teg ko saa yi ñu bëggee ci wàllum scanner boobee nag kenn du fay dara rawatina ñi seen yoxo jotul seenub gannaaw ñu ne lu toll ci juróomi téeméer ci ay malade nekk ci zone centre dinañ ko mën a jëfandikoo bu ñu bëggee def scanner ñëw foofule daanaka te duñu fay dara service boobule lu cher la woon ba tax na ñu bëri dañ ko daan bëgg te duñ ko mën ndax yoruñu woon ay koppar Ibrahima Diame Fally Gaye ñu ko wàccee ci digg hôpital régional bu Kaolack mu tàmbali liggéeyam ñëw nag pour jàppale bu baax a baax de façon gratuite askan bi nga xamante ni soxla nañu faju scanner te seen loxo jotul seen digg gannaaw. camion bi ñëw na fi ñu dimbali population yi nekk Saloum yëpp Sine Saloum population am na bu bari ci amul moyen pour fay scanner maintenant scanner bi mu ñëw day dimbali ki amul fay. jumtukaay bi nag war fi nekk lu mat semaine ci service su askan wi kii di madame docteur Rose Wardeni ñu xamee ko Octobre Rose mu jiite association bi ñuy duppee Médecins International moom moo ko andi ak ay partenaire am yu bàyyi ko ci réew Maroc. ñaan nag askan wi yëpp teewee ko ndax def scanner moom dafa jafe fay scanner tamit du ñëpp a ko mën kon nag tey buñ ko indee ne ñëw leen def te du ngeen ci fay dërëm yaakaar naa ni loolu rëy la. kii di madame Khadijatou Sarr Kébé di directrice hôpital régional ak Baba Ndiaye di président conseil d'administration bi nag di rafetlu bu baax a baax solo si nga xamante ne unité bi am na ko ci askan bi. sa loxo jotul sa ginnaaw nga war a def scanner te amoo loo ko faye nga ñëw bindu ñu defal nga ko gratuitement. du 22 au 28 camion bi mu ngi fi. déjà ci premier jour bi nga xamante ni wàccee nañ machine bi la ci diggu hôpital bi patient yi ñëw nañ ci lim bu takku pour ñu jàppale leen ñu mën a def seeni scanner.
Buuxu ab benn village la bu nekk ca commune bu Diass département bu Mbour foofu soxna yi dinañ négaat lu toll ci juróom benn weer laata ñuy am benn maternité muy lu ñu yàgg bëgg sax ci seen poste de santé boobule maire ba ca boppam ne liggéey bi dinañ ko door tey jile buñ ca noppee jébbal leen seenub maternité reportage Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. ak juróom benn million ci suñu koppar la waa mairie Diass dal di génnee ngir tabax ab maternité ci village bu Buuxu liggéey nag ci diiru juróom benn weer lañ koy amal. boo amee poste de santé te amoo maternité dafay mel ni dañuy partager poste bi ak dispensaire bi ak li nga xam ne mooy maternité donc ci conseil municipal bi ñu xalaat ne kon war nañu mën a fexe ba poste de santé bi nga xam ne bi moo nekk Buuxu ñu wutal ko beneen maternité boo xam ne dañ koy ber à part. loolu moo tax tey ñu ñëw pour poser première pierre bi di jaajëfal également équipe municipale bi nga xam ne ñoom ñoo ñu jàppale ba ñu inscrire ko ci budget bi ba tey jii ñu mën a taxaw tey pour réaliser ko. ci poste de santé Buuxu boobu metti woon na lool ngir fexe ba nga xam ni soxna yi dañuy moom seen bopp sage-femme bi yenn bureau la doon àbb bu ñu sukkandikoo ci médecin commandant. maternité bi dafa nekk loo xam ne dafa ñëw ci heure am ndax xam nga poste boo xam ne dañ ko sos mu am sage-femme te amul maternité donc maternité sage-femme bi day obligé liggéey ci biir poste bi te day indi télescopage ci prise en charge bi te ñëpp xam nañ ne jigéen dafa soxla ñu dëkkee Buuxu ak li ko wër di rafetlu jumtuwaay bi nga xam ne dafa jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram. jo yi nekk ca région bu Fatick dal amaat na fa ginnaaw ay yëngu-yëngu ñu fa nemmeeku woon ba siyele weesu ay notable yu nekk ca village ba di ñaawlu bu baax a baax fitna gi ci diggante ay ndaw ak benn kilifa diine bu nekk foofu waaye terewul ñu ngi xamle ne nekkul benn yoon ay xeexoo wala ñaawoo ci diggante ay nit yu bokkul diine ndax chrétiens yi ak musulmans yi nekk foofu la ca Diohine ay ati a ngi nii ñuy dund ci jàmm bu mot sëkk reportage Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. yoon wu dëng bii nag te bëri poussière loolu moom moo wutali Diohine daanaka nag lu toll ci juróomi junniy nit ñi ngi dëkk ci village boobule nga xam ni am na yeneen fukki amoo ak ñaar yu bootu ci kawam jamono ji nag tàng jër la def looloo waral nag ñiy toog ci kër gi ngir jéem a daw naaj bi fi mu ne nag ci Diohine dafa mel ni jàmm dellusiwaat na gannaaw ba nga xamee ni semaine bee ñu weesu ay jàmmarloo yu am doole amoon na fa askan wi fay yeewoo nag di ko mettitlu ba léegi. événement bi amoon moom ñëpp ko mettitlu parce que dafa nekk lu bees ci ñun mosuñ ko xam mosuñ ko foog sax ne mën na am fii lii moom dañu bett ñëpp parce que dëkku jàmm la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. ci daanaka am naa 70 ans mais maa ngi koy door a gis mosuma ko gis keroog la am bëggatuñ ko gis fii. parce que xamuñu ko jàmm ñëwaat comme ni mu meloon bu njëkk rek moo ñu gënal ñun ñëpp. ci ndaw ñi nag ba léegi dënn yi dafa mel ni mi ngi tàng ñi nga xam ni ñoom ñoo féete mag ñoom di jéem a sotti ndox mu sedd ci ay wi. ñun xamuñu xeex xamuñu xuloo catholique ak musulman yëpp ñu ngi fii. mais it jam rek moo am seen diggante. ñu ngi gërëm yàlla bu baax a baax xëj na saa rek moo duggoon suñu diggante. Diohine daanaka moom mooy village bi gën a mag ci commune bu Diarekh bi nga xam ni fa la bokk askan wi nag ñu ci ëpp ay chrétien lañu waaye seen nekkin ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di jullit yi dafa mës a ritax bànn mësuñu am benn jafe-jafe te bu weesoo séeréer yi nga xam ne ñoom ñoo fa ëpp itam am na yeneen xeet yu fa dëkk. donc communion bi fi am diggante musulman diggante chrétien diggante animiste moo tax bu ñun ñu ñemee toog fii nii donc fii da ngay dugg ci kër ci benn kër boo dugg rek mën nga fa fekk musulman mën nga fa fekk chrétien mën nga fa fekk animiste te ku nekk da ngay respecté sa morom jàmm rek lañ dox papa bu nekkee chrétien yaay mën na nekk musulman yaay bu nekkee chrétien doom yi mën nañ nekk animiste wala mën nañ nekk leneen te ku ci nekk dañ lay bàyyi nga respecté sa religion. li nga xam ne nag moom moo di aada ak cosaan askanu Diohine bàyyiwuñ ko benn yoon ci ginnaaw mu am nag benn xew-xew bu ñu fay woowee Miss Diohine daanaka saa yu nawet di jub si rek lañ ko fay organiser nit ñu bëri nag dañuy faral di ñëw di ko fekkee. C'est un événement culturel qui est dans l'agenda du village comme le Khoy, comme la lutte traditionnelle. C'est une manière d'élever le sens de la bravoure, le sens de la responsabilité. Diohine nag dafa nekk village bu mag a mag boo xam ne depuis ay ati at chef de canton la woon sax à l'époque où il y avait le Boussine ñu nekk ñoo xam ne dañoo gëm seen cosaan. Dimanche fukki fan ak benn ci weeru avril bi ñu nekk ay jàmmarloo doxoon na ci diggante benn sëriñ boo xam ni bi mu dëkkee ci Diohine nag léegi yàggul ak ay ndaw ñu bëri nag waxoon ne affaire diine moom moo indi woon problème bu ni mel mag ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee foofee ca Diohine ak ñenn ci autorités yi dëkkee ci gox bi di wax ne loolu amul mbir mi coow la woon rek bu doxoon ci diggante ay dëkkandoo.
Aminata Goudiaby image yi ngeen di waaj a gis dina firndeel ni ay ñaawoo ci diggante ay diine xajul ci mim réew ndax ay ndaw chrétien ñoom ñoo jël lu toll ci 2,5 téeméer ci ay kit ndogu di ko séddale jullit yi nekk fii ci Dakaaru yi benn ci pàcc bi bokk mu di lu rafet loolu rawatina ci jamono wala bokk boobu ba léegi ñuy wax dialogue islamo-chrétien. Reportage Aminata Mbaré Sow, Younous Diatta. À l'origine, une idée assez comique, des plaisanteries entre amis qui partagent un groupe sur la toile. Pendant le carême, ca tàmbali ga ab kaf bu juddu woon la ci diggante benn groupe boo xam ni ay chrétiens ak musulmans ñoo ko bokk. bi ñuy woor ñun chrétiens yi musulmans yi dañoo demoon Seras tàmm nañ ci groupe bi di tooñante musulmans yi dañoo demoon Seras dem ci Boubacar Seras Boubacar saf-sapp Seras lekk fa ay ñam yu neex photo ko di ñuy kookali di ñuy tooñ di ñuy mbalak ci biir groupe bi ñun ñu am 40 jours ñoo xam ne dañ kaa gérer. ci mujjantal ga mu daal di jur li ay ndaku yoo xam ni ay doomu chrétien daal di koy séddale seeni mbokk musulman. fa la waxtaan bi commencé ñëpp di apprécier gars yi di kaf di foo di ree et après nag ñun ñi fa ne woon ñu ne dañuy def ket ku nekk na joxe 1000 francs bañ fi jóge ñëpp joxe 1000 francs ñu ne du yem ci ñun nañ ko def affiche ñu def affiche def ay numéro téléphone dugal ko ci groupe bi ñëpp cotiser amul chrétien amul musulman ñëpp cotiser looloo tax tey ñu am journée tey bi ñu ne dañuy defal ndogu suñu xarit suñu frères et sœurs musulmans yi ndax Sénégal bi ñoo ko bokk. mbir mi mu ngi xewee fële ci rond-point Liberté 6 mu doon mbir mu rafet luy wone Sénégal. c'est que yéen da ngeen commencé di naan laaxum korité bi ñun duñ ci lekk poocum ginaar yi ñun duñ ci lekk le 1 day am alors ñu war a dem ci lu am solo tey distribué nañ lu ëpp 2500 ndogu fii ci rond-point Liberté 6. nee nañu duñ ci yem dañ ko fas yéene wëyal bu ñu jógee Ndakaaru bëgg nañu lu mel ni amaat ci yeneen goxaan yi ci Sénégal. macha allah sant ko gërëm ko bu baax moom Aminata Mbaré Sow tey jile di àjjuma ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril ñuy màggal bés bi ñu jagleel livre ak droit d'auteur ministre bi ñu dénk wàllum cosaan ak aada ak communication jël ay livre ay téere jagleel ko association presse culturelle bi nekk fii ci Sénégal ka ko jiite moom El Hadji Ndaté Diop di wax nag solos liir rawatina ci taskatu xabaar yi jëfandikoo ay kàllaama gi El Hadji Ndaté Diop di président APCS dañ koy déglu ci micro Ibou Diouf. mais ren jii suñu réew di ko màggal ministère bi nga xam ni moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu culture di wàllu aada ak cosaan tànn association de la presse culturelle bi nga xam ni moom laa jiite ngir sargal ko ngir jébbal ko ay téere ndax ñun suñu bàkk moom mooy s'auto-former pour un meilleur traitement de l'information culturelle maanaam tàggatuwaat jafanduwaat ngir mën a communiquer ci wàllu aada ak cosaan. ñu yaakaar ni lii tey jii bu ñu ko jotee nekk na loo xam ne nii mën nañ ni ñun journalistes yi nga xam ne ñoo yëngutu ci wàllu aada ak cosaan am nañu suñu bibliothèque bopp am nañu suñu centre de lecture et d'animation culturelle muy CLAC te loolu nag bépp journaliste boo xam ne nii am nga sa carte de membre bu association de la presse culturelle boo ñëwee fi nga xam ni moom moo di suñu makkaan boo soxlaa téere dañ la ko abal nga lire. Baye Ndaté Diop ñu des ak Ibou Diouf ba léegi ak rubrique bi ñu naan les bonnes feuilles de la rédaction ak téere bi El Hadj Oumar Tall le tranchant du sabre Thierno Seydou Nourou Tall mu di ab bind bu ñu tas ci lu toll ci ñeent ci ay tom jaarale ko ci bind yooyu moom El Hadj Abdoulaye Seck di bindkat bi di wane El Hadj Oumar Tall ak fi mu egg ci jamono mu dellu si waat ci ay voyage am waaye it ci borom xam-xam bu mag boobu ci l'islam Ibou Diouf Amadou Ba. ñeenti téere ngir wax ci dund ak jaar-jaaru El Hadj Oumar Tall loole mu fas ci yéene jaarale ko ci jaasim bi El Hadj Abdoulaye Seck moom ñu jagleel li ni mel. ñëw jaasi ci xam nga jaasi dafay tiital boo nee jaasi rek ñu ni dafay rey wala boog dafay tenqi mais jaasi El Hadj Oumar jaasi xel la. jaar-jaar ak taxawaayu El Hadj Oumar Tall ci lépp lu laal li nga xamante ne jot na ko def ci kaw suuf te jiitaloon ci li nga xamante ne mooy islaam. mooy mbay ñeent lañu da ngay ruuj jiwu daal di yëngu
ci liggéey bi après nag deqi boo deqee nag deqi li gën. gannaaw téere bi nag bindikat bi di fësal tamit li nga xamante ne moo nekkoon gis-gisu El Hadj Oumar Tall ci liy dajale Afrique. dafa daje ak buur boo xam ni cosaanam Fuuta la Mohamed Bello. Mohamed Bello fexe nu mu ko mayee doomam bu jigéen bi mu ko mayee doom ji Cheikh Oumar toog fa am fa njaboot def na fa 7 ans. dem ba di diriger Nigéria diriger l'armée du Nigéria. ñeenti téere yoo xamante ne dañuy ñëw ci dund ak taxawaayu El Hadj Oumar Tall ak li nga xam ne moom la bàyyil askan wi ci wàllu ndono. jërëjëf Ibou Diouf nañ leen ko doon waxee ci ndorteelu xibaar yi dañuy dalal tey jile docteur Doudou Sène moom mooy coordonnateur PNLP di programme national bi ñu dénk xeex sibiru ci Sénégal bés bi ñu jagleel xeex ko dimanche la ba tax na tey jile moom la ñuy dalal docteur ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. mais maa ngi leen di fay Naata di leen gërëm di leen sant ci invitation bi ngeen ñu defal fii ci TFM. laaj bu njëkk bi docteur mooy xeex sibiru fan lañ ci toll jamono ji ci Sénégal rek ci tënk boo ñu ko mënee tënkal. waaw balaa may dugg ci fànn boobu dama bëggoon peut-être féliciter suñu mbokku jullit yi. à l'occasion ci Ramadan bi ñu nekk. mais mën naa wax quelques mots ci fànn boobu ci Sénégal fu mu toll ginnaaw ba ñu gërëmee autorités yi nga xam ne ñoo ñu teg ci place boobu pour ñu mëntu liggéey. Sénégal def na ay jéego yu mat a mat ci fukki at yi ñu génn parce que boo ko xoolee tey sibiru bi wàññeeku na wàññeeku boo xam ne am nañ yaakaar ne objectif bi ñu fixé pour éliminer ko fii ak 2030 dinañ ko atteindre parce que jumtuwaay yëpp mi ngi fi parce que état mi ngi mettre suffisamment de moyens à la disposition du programme national de lutte contre le paludisme pour mën a xeex sibiru tey jii buñ ko xaymaa gis nañ ne sibiru bi bu doon téeméer tey juróom fukk ak benn yëpp ñu ngi koy gis ci ñetti gox Tambacounda Kédougou ak Kolda boo demee bët gànnaaru Sénégal ak li ko wër pratiquement muy Matam Saint-Louis Louga ba jël Thiès Dakar sibiru bu wàññeeku na bu baax a baax mais ci fànn boobu dama bëggoon attirer attention sénégalais surtout ñu dëkk ci grande ville yi. parce que sibiru plus muy gën a dem plus buy ñëw ci yow muy gën a garaaw ba tax na dañuy def appel souvent que ñu gën a farlu ci moyens de prévention yi nga xam ne état mi ngi koy mettre à la disposition notamment ci moustiquaires yeeg yu demee noonu. bi ci des mooy que ne femmes yi nga xam ne dañuy faral di ëmb ñu mën di jël seen traitement préventif intermittent donc le dimanche bii nag la ñu war a célébrer te le thème bi nga xam ne moom la ñu retenir mooy zéro palu tirer un trait sur le paludisme. te loolu objectif boo xam ne état Sénégal fixé na ko depuis très longtemps te yoon bi ñu jël am nañ yaakaar ne mën nañ cee jot incha allah. d'habitude bu ñu daan wax palu dañ daan wax surtout nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy faatu looloo doon gën a tiital nit ñi ndax tamit ci wàllu statistique yi ngeen yore xayma yi ndax loolu it wàññeeku na jamono ji. waaw wàññeeku na bu baax mais ba tey ñi ngi ciy faatu parce que tey jii boo xoolee nombre de cas yi ñu am en 2020. tolloon na ci plus de 400 000 et quelques cas sur Sénégal gi yëpp ñi nga xam ne ñoo amoon sibiru bi mais ñi ci faatu pratiquement mën naa ne toll nañ ci 422 personnes yu ci faatu 422 bari na bariwul comparé ak fa mu tolloon bu njëkk ba parce que dans les années 2000 ñu ngi woon ci ay plus de 8000 décès lañ daan am par at mais tey dem nañ ba 400 décès mais 400 décès yooyu dafa nekk ñi ngi ciy faatu mën na ñàkk parce que sibiru dafa nekk feebar bu ñu mën a moytu parce que am nañ moyen de prévention am nañ moyen de traitement te état mi ngi jël lépp gratuitement la koy jox ñi nga xam ne ñooy population bi muy moustiquaires yi muy ACT yi muy traitement paludisme mu grave miñ ci injection yi def lépp état daf ko jël gratuitement à la disposition population bi te loolu aussi mënuñoo ñàkk ñëw ba fii te duñu remercier partenaires yi ñuy accompagner muy banque islamique de développement ci bët gànnaaru Sénégal ñoo ñuy jàppale ci fànn boobu pour éliminer ko mais USAID PMI ñi nga xam ne mooy initiative du président américain pour la lutte contre le paludisme mais également le Fonds mondial mooy principal bailleur yi nga xam ne ñoo ñu jàppale ci fànn boobu mais remarquez aussi que ne état mi ngi ci def moyens yu bëree bëri pour que sibiru bu mën a tàggalu ko fii ak 2030. incha allah ci daaw ba ren docteur dañuy wax wàllum Covid 19 mu di mbas mi dugg ci àdduna ak Sénégal ndax demuñu sax ba xaw a fàtte tuuti soofantal wala néewal doole xeex paludisme parce que dafa mel ni Covid bi ña daana maanaam ñëpp ci lañ concentré wu te booy xool tamit am na ci yenn symptômes yi ñuy gis ci Covid bi dañ koy gis ci paludisme tam ndax jotul tam ñuy gën di ñaax askan wi ci loolu.
mais effectivement loolu tamit dañ ci sant suñu autorités yi parce que dès le départ coronavirus dafa nekk feebar boo xam ne àdduna bi yëpp la lëmbe woon. Sénégal rek du woon moom kese. ba tax na yeneen xeetu feebar yëpp dañ ko xaw a négligé mais grâce ak leadership bi nga xam ne moom la ministre de la santé wane ci Abdoulaye Diouf ci fànn boobu ci départ bi daf ñu jox ndigal ñun ñëpp ne li ngeen doon def bu leen ci wàññi dara na ngeen fexe ba. lii muy jumtuwaay yi ngeen war a def pour dérouler seen activité ngeen fexe ko dinañ leen ci jàppale bu baax a baax ci la ñu doté plus de 1,5 million masques yoo xam ne dañ ko jël mettre ko à la disposition du personnel de santé programme Palu moo ko jëndoon ak l'appui du PNE avec l'appui du Fonds mondial mais également permettre nañu ba ñu dérouler la grande campagne de masse yi ngeen faral di def mooy aspersion intradomiciliaire yi ñuy def ci kër yi mais également doom yi ñuy jox xale yi pour prévenir lii di sibiru ba tax na tey jii peut-être que Covid bi impacté na mais pas comme ni mu waroon impacté bu ñu deful woon dara tey jii expérience bi ñu am dans les pays comme Guinée ak Sierra Leone en 2014 ba mu amee épidémie Ebola bi plus de 70 000 morts amoon na plus ci wàllu sibiru mais fii Sénégal jël nañ matuwaay yépp c'est vrai que des na mais population bi dañoo amoon ay crainte pour dem ci wàllu structure de santé yi parce que Covid ak paludisme dañoo xaw a niroo li leen wutale rek mooy saxat bi ci nekk sa yaram day tàng nga naan peut-être su ma demee hôpital dinañ ma détecté ma am corona parce que fa amoon lu ñuy wax autostigmatisation. nit ñi nangootuñu woon dem dans les structures. waaye loolu soppeeku na entre temps mais soppeeku na mais daaw ak léegi ren. boo xoolee nit ñi commencé nañu xaw a gën a ñeme corona bi mais ça ne veut pas dire que corona bi jeex na aussi. il faut que les gens ñu continuer effort gis nañ ni mu wàññeekoo fii nag la ñu war a def le paquet parce que tant que corona bi jeexul day impacté ci yeneen xeex yi yeneen feebar yi te sibiru boo xoolee depuis suñu maamaati maam yi ba tey mi ngi fi mi ngi faat ba tey. te am na ay jumtuwaay yoo xam ne bu ñu ko jëlee rek mën nañ ci donc di ñaan rek askan bi surtout ñu dëkk Dakar Thiès boo duggee ci kër yi souvent duñu utiliser sànke. ndax lan loolu pourquoi les grandes régions ñoom ci bopp ñoom surtout peut-être ñoom sibiru ñooy dafa xëy na dem ba xaw a wàññeeku lu bëree bëri. ñenn ñi dañu wax naan sibiru bi jeex na et cetera mais boo xoolee Dakar dafa bokk ci 4e région yi nga xam ne ñi fa faatu ci sibiru. ci la bokk après Kédougou Tamba ak Kolda te loolu jaaduwul parce que nit ñi dañoo négliger sibiru ba tey jii boo ko amee day graaw ci yow parce que sa immunité dafay wàcc donc fépp foo xam ne dañuy wax zone d'élimination du paludisme dootu fi amati tey xaw ma yow kañ nga gis am palud man mii ça fait plus de 10 ans ama palud mais heure bu ñëwee ci yow rek xamal ne pali bu garaaw lay nekk parce que sa yaram attanatul ni muy réagir ci Covid boobu ci paludisme donc il faudra impérativement que yeneen ni nag c'est des considérations sociales yoo xam ne dañ naan su ma takkee sànke day ñaawal sama néeg bi et cetera wala du ma ci mën a noyyi tamit am na ñuy wax loolu wala su ma ci tëddee mais yooyu yëpp ay xeet la yoo xam ne façon sànke yi bari na léegi am na ñuy jaay ci pharmacie c'est très adapté mais PNLP à travers PMI aussi day joxe gratuitement ay sànke di ñaan képp koo xam ne am nga sànke nga faral di tëdd femme enceinte yi di dem ci structure yi parce que xeex bi ministère de la santé kese mënu ko gérer il faut que kenn ku nekk nga dugal ci sa loxo pour que bu ëllëgee sibiru mën a tàggu fii Sénégal ñoom bu ñu bëggee am yooyu noonu ndax information bi mi ngi jàll ni bu ñu bëggee am yooyu noonu c'est gratuit maanaam mënuñu cee fay duñ ci fay dara est-ce que bu ñu demee ci bépp structure de santé bu ñu demee dinañ leen jox li ngay wax noonu mais effectivement xam nga loolu mooy politique bu état do mais Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne da ngay joxe ay directives nit ñi di def leneen dama bëgg nit ñi xam nañ ko waaye dañ ko dul nit ñi def xam nañ ko dinañ ko def pas partout parce que foo dem di nga gis ñoo xam ne correct nañ ñoo xam ne correct ñu mais logiquement foo dem boo sibiruwoo dañ lay jox gratuitement ACT dañ lay jox gratuitement bu nekkee dafa graaw ñu jox la injection bi gratuitement mais ça ne veut pas dire que doo jënd ticket booy dugg hôpital il faut mu leer tamit boo duggee ba jënd parce que il faut nga dem ñu wane ne kii am na sibiru parce que boo xee gratuité moom nit ñi dañuy jàpp ni buñ ñëwee rek waruñoo joxe 1 franc ñu jox leen après balaa ñu ngay leen dugg génn ci hôpital bi da ngay jënd ticket boo xam ne mooy ticket contribution bi boo duggee ba ñu gis ne kii sibiru la yoree bu ñu la bindalee garab dañ la koy jox gratuitement bu nekkee 0,5 ans yi déjà CMU daf koy jël en charge bu nekkee femme enceinte aussi dañ leen di jël en charge gratuitement jox leen sànke yi aussi c'est gratuit à part téeméer bi ñu ciy jox pour ñi nga xam ne du 0,5 ans yi ak femme enceinte yi ñeneen ñi téeméer la ñuy contribuer pour mën a participer ci xeex bi nga xam ne mën la ñuy xeex parce que il faut une contribution de la communauté dans cette lutte contre le paludisme. léegi dimanche incha allah muy jour bi ngeen jagleel xeex bi dafay am cérémonie n'est-ce pas fan ngeen tànn ak lan moo waral ngeen tànn foofu. effectivement parce que comme boo xoolee corona bi daf ñëw tënkoon ñun ñëpp
yàlla def mu wàññeeku bu baax léegi cette fois-ci ministre dans son leadership pour relancer activité yeneen yi ñu jàpp fële nga xam ne mooy esplanade Score Liberté pour occasion la pour ñun pour xayma ak wane li nga xam ne moom la état Sénégal def ak feebar bi fi mu ci toll fan lañ fa bëgg a jëm ak taxawaayu kenn ku nekk ci population bi mais également occasion pour réceptionner matériel bi nga xam ne état jënd na ko 4 camions plus de 6 véhicules ak 3 pick-up ak plus de 1500 tablettes yu nga xam ne dañ ko war a def une remise officielle mais également permettre joxe message bi à travers bàjjenu gox yi ñu fa invité pour ñu mën a joxe message bi nga xam ne moom la Sénégal bëgg pour que fii ak 2030 Sénégal bañ a amati sibiru parce que dafa nekk combat boo xam ne mën na nekk di ñaan ñuy invité mbas maa ngi fi dinañ jël disposition yëpp nag pour que ñi fay nekk ñëpp kenn ku nekk di nga sol masque di nga yore gel quel que soit le nombre parce que jël nañ disposition yëpp en respectant les distanciations sociales parce que bu ñu gisee événement bu mel noonu ñu buñ ko def mun na indi yeneen coow ñu ne pourquoi ministère de la santé waroon demander à ce que nit ñi bañ ko def toog seen kër ñuy dajale ay nit ci jamono ji mais dafa nekk ne Ebola rek newu fi xaw ma Covid bi kese newu fi défi bi ñu am ci éliminer Covid moom la ñu am ci éliminer sibiru bi ba tax na disposition yëpp dinañ ko jël pour que population bi nekk en sécurité kenn ku nekk boo fay ñëw dinañ la jox masque dinañ la jox gel mooy exemple yu mel nii ñi nga xam ne suñu partenaire ñooñu ko may ba nga xam ne ku fay ñëw ku ne di nga am sa masque di nga am sa gel te toogaay bi dina dem ba nga xam ne kenn ku nekk di nga mën a nekk à 1 mètre de ton invité. jërëjëf docteur Doudou Sène nekk coordonnateur programme national de lutte contre le paludisme moo doon suñu gan bés bi ñu jagleel xeex sibiru dimanche la moom lañ doon dalal tey jile di ko sant di ko gërëm bu baax a baax docteur. ñu jàll ci ponk bu mujj ci xibaar yi muy Tchad xam ngeen Idriss Déby Itno ci ndorteelu semaine bi la faatu ñu ne ci théâtre des opérations foofu bañ demee di xeex ak fippu yi tey jile mooy obsèque nationale ni ngeen ko gisee noonu le ñu koy bokk jëbal suñu borom moom Idriss Déby Itno foofee ca Tchad waaye tchadien yi ñoom am na consul bi nekk fii ci Sénégal bu Tchad moom la muy ñaax peuple bu Tchad rek mooy ñu fexe ba jóg taxaw boole seenu po doole fexe ba réew mi daanaka jamono ji du dugg ci fitna moom Salah Mahmoud Ousmane nekk consul bu Tchad fii ci Sénégal di wane naqaram ak tiisam ginnaaw dëddub àdduna seen njiitu réew boobule ne nag faw askan wi ñëpp ànd doon benn ngir la fa xewoon ñeen fukki at ci ginnaaw bañ a amaat foofule ca réew ma reportage Mamadou Fall Mohamed Dieng. bett tchadien yi ne fii ci Sénégal consul bi yëf yi metti ko lool faat ki ñu faat nag ki nekkoon njiiti réewam di Idriss Déby Itno faatu ci combat moom mu jàpp ni rek nekkoon na président boo xamante ni moo gënoon ci Tchad. avec beaucoup de surprise d'amertume. li xew Tchad mbetteel la ci ñun ndaxte xaaruñu ko woon Idriss Déby tàmm na di wàcc sur le terrain boo xoolee doon na nit ko xamante ni ku amoon solo la ci suñu dëkk moo fa indi démocratie ak saytu mu ci ak ci wàllu pétrole. la base de la démocratie au Tchad. jamono ji nag mboolem doomu Tchad yi war nañu dajale ngir saxal jàmm foofu li moytu dund li nga xamante ni dundoon nañ ko ca réew ma am na ñeent fukki at. tendu la main à tous les Tchadiens donc que ce soit l'opposition armée que ce soit l'opposition. ñoom dañoo daje ñu war a waxtaan li nga xamante ni moo di jàmm réew mi loolee war na soxal bépp doomu Tchad bu ko defee transition bi ñuy wax rek nga xamante ni ci fukki weer ak juróom-ñett lay toll ñu daal di koy def ci jàmm moo am élection ñu jébbal ko civil yi. sur des élections à venir et que le meilleur gagnera. fàttali ni conseil militaire moo amal li nga xamante ni moo di transition bi ci diirub fukki weer ak juróom-ñett lay doon transition boobu lay doomu ki fa newoon président moo ko jiite mu nekk nag ab transition boo xamante ni mën na embraser réew mi. li ci yëglekaay yi la ñuy egg si ñu ànd ci ak El Hadj Assane Gueye. bind Macky emploi le bâton ñu mën caa jukkee ca yooyu kàdduy farañse emploi di xëy ak bâton yat wa ngir nettali ne président doon serale naam démb ñu nekk ndaw ñaak wutal leenam xëy waaye it na mu tàngalee ci aji manifesté yi fi doon songi gendarmerie ak taal kër jàmbur yi mu ne loolee naam romb na waaye dootu fi am état bi dootul nangu lu ni mel ci observateur président Sall ne yàlla baax ne kon ci musiba la ñuy tàbbi waaye fekk na ba Sénégal doone démocratie bu mag ca nag mu ne njuumte la nit taxaw lu toll ni minute rek di xalaat ne ab état
d'emploi daa faible lu jëm ci liggéey bi nag ngir jox ndaw ñim xëy président Macky Sall ci observateur ba tey di xamal ñi nga xamante ni ñoom la dénk kuréel yooyu yëngu ci fànn woowee ne du leen muñal benn yeexite wala yaapar ndax nag mu ne dafa joxe kàddoom ci kanamu ndaw ñi ak ci kanamu askanu Sénégal Sud Quotidien ne Macky Sall génne na naam mbaqus ya waaye yattu kel baa nga ca wet ga it yéene kaay bi ne démb président validé na nag programme bu xëyu ndaw ñi li ko tàmbalee weeru mai juróom-benn fukk ak juróomi junniy ndaw daañ leen wutalam xëy convention état employeur jëlee nañ ko benn milliard yóbbu ba fukk ak juróom ci milliards waa université coowaloo ga fa akuk sëmbaxloo président Macky Sall ci Sud Quotidien ba tey ne dina ko dakkal ndax nag mu ne daara ji kawe ji dub areenub xeexoo ne ay gladiateur la tribune ne ak président dem ca jam ñaajo chegi xaalis yi génn na de waaye daan ya njiitu réew mi di xamal liggéeykatam yi mu dénk kuréel yi yëngu ci wàllu xëyum ndaw ñi ne lu jëm ci wàllu perte de temps du ko nangu te it dina may gët bu baax opération yi ba xam ndax lépp ànd naa ko leerange la tribune xamal ñu ci weneen wàll ne njiitu gëm sa bopp Bougane Gueye Dany ajuma tey ji moom la joxante ndajeek ndawi Sénégal kaddu président Macky Sall ci ndaw ñi ci seen janoo démb ca jam ñaajo Le Soleil fësale ko moom kilifa gi naan état bi du leen masa bàyyi yéene kaay bu ànd ne programme d'urgence bi mbébét gi mooy ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñetti junniy xëy ak xëyal sa bopp diggante 2012-2019 Soleil xamal ñu ne ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti junniy xëy taxawal nañ ko ci Sénégal secteur privé gi démbit président Sall woon na leen ci bay seen waar lu jëm ci manifester yëfi woon nag ci weeru mars président Macky Sall ak yéenekaay bi di la Soleil ne Sénégal démocratie bu mag la lu ko mooy ci musiba gu rëy lañ naroon tàbbi laas ne pexe mu gaaw bi mel ni melax bi président Sall wut ngir xëyam ndaw ñi bokk na ci data center bu jam ñaajo bi nga xamante ni dina jollil lu toll ci ñeenti junni ak juróom-benni téeméeri entreprise yu nar a taxawal fukk ak juróom-ñaari junniy xëy teg ca li ko tàmbalee weeru mai bi juróom-benn fukk ak juróomi junniy emploi ñu commencé ko ci wàllu recrutement ci lu ànd akuk lerange Walfadjri ne président mu ngay digee ndaw ña ñoom di xaar lu ay gët tegu Les Échos ne démb ndaw yi fukk ak ñeenti diwaani Sénégal dañoo ñëwoon gaaral président seeni jafe-jafe yi dundin Vox Populi la mu gis mooy démb président génneel na carotte ga ndaw ñi waaye dencal yet wa Sonko source a lu jëm ci jafe-jafe xëyu ndaw ñeek li ko gàllankoor njort na ci it ñi nga xamante ni ñooy mag yi taw a dem à la retraite source a wëlbatiku jàppee président Macky Sall champion ci wàllu recrutement troisième âge dale ko direction générale ak conseil administration yenn yi RTS ca la ñu ne Aprosi ITA Petrosen Holding BHS Sodefitex IPRES Le Soleil yéenekaay bi ne fu ne ay maire ak i pa ci bopp direction yi wala conseil d'administration gi ñu jeexale lamb ji ak sunu lamb ak sport business bi Balla Gaye de dugg yéenekaay bi dama ngay topp tànki Mouhamed Ndaw Tyson Aziz Ndiaye ne xaalis bu bari nag lañu soxla ngir tàmbali business bi moo waral sunu lamb de ñetti combat Balla Gaye de jël na ko ci Gaston Mbengue observateur xaymaa ko ci milliard boo jël ñeenti cër ya benn ba ci Gafa Gaye Balla Gaye 2 dañuy dellu sunu lamb ak Gaston Mbengue mi dekkil ñu ne Issa Pouye ndax juróom-ñetti at a ngi mu wuute bëre Issa Pouye Gaston Mbengue fas ko yéene boole ak Alioune Seye 2 Aïcha Sène Gueye sant leen yéen tam ci ànd beeg télévision Futur Média yeneen i xibaar 18h30 incha allah ak rédaction bu TFM di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm koorub jàmm jërë ngeen jëf